de la Mauritanie, Mounira Michala du Tchad, Fatou Guewel Sénégal, Kiné Lam Sénégal. Le 6 mars dina am forum de sensibilisation fii ci Ndakaaru ci cité Claudel bu université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le 7 mars ñu def benn soirée de gala bu prestigieux King Fat Palace à partir de 20h. 8 mars ñu la di def méga concert bu mag ci Esplanade terrain marché jeudi ci Guédiawaye à partir de 21h. Événement bi en direct lay doon ci 2STV ak ci Fem FM 87.9 avec le soutien de Orange, ministère de la Femme, ministère de la Culture, Go Media, Go Dakar, Fem FM 87.9, Sabar, l'association Lumière pour l'enfance de Kumba Gaolo, le chant des Linguères, chaque femme est une Linguère. Le chant des Linguères, jigéen bu nekk ab Linguère nga. bokki benn waxtu bu tegal benn simili jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi di mbirum Aïda Ndiong CREI yi doon ko topp mujj na ko seetal jébbal ko ab non-lieu lu ni mel bégloo ay jege ñaaleem ñoo mu bokkal parti démocratique sénégalais ñoom it jàpp ni dañu ko doon taqal rek waaye lañ ko doon tuumal dara amu ca lu aju ci wàllu ndàmpaay bi ay avocat am ne ba léegi xalaata guñu ca dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi tribunal départemental bu Pikine Guédiawaye mujj doon lii di tribunal de grande instance ñu ngi ko taxawal mu aju ci coppite yu ñu nam indi ci justice bu Sénégal ki ko xam ne di jëriñ ji ñu ko dénk di Ismaïla Madior Fall ne lu ni mel daañ ko taxawal it ca maanaam Caaroy ca fi nga xamante ne mooy camp militaire bi di ngeen mën a teewlu kàddu jëwriñ ci xibaar yi lay doon toll nañ ci 2 junni ak juróomi téeméer ci ay ndongo jàng ba pare am seen lijaasa mu mel ni lii di xëy tëna leen di ñu yëngatu ci mbirum droit indil njàqare ñenn ci ndongo yi jàng mbirum droit ca daara ju kawe ji du université Cheikh Anta Diop la ñuy sàkku ci nguuru Sénégal moo ñu fexe taxaw ngir ndaw ñi ginnaaw ba ñu jàngee mën a amub xëy daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi ab romancier la di wuyoo ci turu Sidi Bouya Mbaye génne ab téere moom nag dafa silmaxa boobee da ko dab ci atum 1990 lu ni mel tax sax ba ñu jëlee ko ca bërëb ba mu doon liggéey di APIX ginnaaw ga la taxaw tem xeex ngir ak yelleef ñi nga xam te ñooy handicapé yi ñu fexe ba taxaw ca daje na ak Mansour Sow ci la muy taxaw jamono ji daañu ko fanfàcce ci xibaar yi mbokki ponk yàngoo ko bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy dooree ak mbirum Aïda Ndiong mi nga xamante ni CREI da ko doon topp ci alal ju lewut mujj nañu ko setal ci loolee ñi di waa parti démocratique sénégalais ginnaaw bañ ko rafetloo jàpp ni ay tuuma rek la woon yuñ ko doon tegal waaye dara amu ca yemuñu ca lu aju ci wàllu ndàmpaay bi biñ ko laajee yéen ci ay avocat la ñu fësal mooy ni jamono ji nekkul la muy xalaat moom Aïda Ndiong la mu fësal mooy ni baal na ñëpp te it toppul kenn ca lañu ko doon tuumal leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. àttekat yi daal dinañuy seetal kii di Aïda Ndiong ñu daan ko toppee am alal ju lewut ak détournement chambre bi ñuy woowee cour de répression de l'enrichissement illicite moo ko doon toppee dogal bi ni mel doon mbégte ci ñi ko doon layol. waa ñu am si mbégte bu rëy di ci sant yàlla di rafetlu li nga xam ni mooy magistrat CREI yi muy parquet muy juge d'instruction yi jël seen indépendance jël seen courage à 2 mains pour wax li nga xam ni mooy dëgg mooy justice ci dossier bi mu nekk lu ñuy rafetloo te tamit di ci sant yàlla. tribunal politique la tribunal dàq ak jàpp sa nawle politique sa adversaire politique pour sax yàq deram sax saaxee ko waaye malheureusement yàlla moom moo fi nekk te moo fi nekkal ñëpp jàpp nañ daal wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin. Aïda Ndiong nekk ci parti démocratique sénégalais naataango mi jàpp ne li ni mel xaaroon nañu ko ndaxte wàllu politique dong moo la loon topp gi. mu jàpp lu tolloog 4 fukk ak juróom ci cadre parti démocratique sénégalais sosal leen tuumal leen ni doon jël alal réew mi tey jii yàlla suñu borom moo wax dëgg affaire Aïda Ndiong mi yàlla wane ni pouvoir bi dañ doon kàcc dara amu ci donc dañ doon sos ak di tuumalaate ses propres juges ya nga xam te moom moo leen nommé par décret. ñoom ñoo ko ni Macky Sall déet kii daal Aïda Ndiong
taxul laalul laalewul. lu jëm ci topp nguur gi ñeel ab ndàmpaay ñi daan layool Aïda Ndiongue ne loolee xalaataguñu ko fi mu toll nii. non loolu ñun fu mu ne nii vraiment xalaatuñu ko dossier bi dafa metti ñun dañuy dem topp yeneen dossier yi ñu topp yeneen sénégalais moom defe naa ni il faut mu noppalu parce que yàgg na trop dossier bi ni te tal na yaakaar naa leneen lu dul di topp état du Sénégal ay indemnité ak yooyu ni mu waxee ni moom toppul kenn dara jàppalul kenn ressentiment ak rancœur yaakaar naa ni loolu firnde ni ne newul si perspective boo xam ne dafay laaj ay indemnisation ak yooyu. Cour de répression de l'enrichissement illicite muy kuréel bi topp ñi am alal bu lewult waa parti démocratique sénégalais jàppoon ne mbiru politique dong moo ko lal ñoom ñooñee gis ne li ni mel daal dinay firndeel seen taxawaay leneen lañ ci toftal mooy Karim Wade li ni mel dina ko dund. Ibrahima Fall ñu wax ci tribunal départemental Pikine Guédiawaye soppeeku doon tribunal grande instance di ndogal bu bàyyee ko ci nguur gi jëm ci la ñu taxawal jamono ji mooy yeesal banque signal justice réewum Sénégal jëwriñ ji di Ismaïla Madior Fall moo ko dalloo yemu ca fësal nit lu ni mel daañu ko taxawal ca camp militaire Caaxooy bile ñu teewlu ay kàddoom moom Ismaïla Madior Fall ci micro suñu ndaw Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. njëriñ bi mooy président de la république daf ñu instruire pour lu ñuy wax modernisation de la justice nag suñ koy wax du ay wax rek modernisation de la justice mooy lan mooy dañuy def ba nga xamante ni justice bi Sénégal dañ koy rendre ci ay bâtiment ci ay locaux yoo xamante ni dafay nekk ay bâtiment ay conditions yu baax ay conditions yu décentes donc léegi lépp loo xamante ni ci waaju ci justice dafa am Dakar daanaka donc dafay am fii loolu mooy intérêt wu ñu installé fii tey tribunal de grande instance bu Pikine Guédiawaye. gouvernement bi bëgg te président de la république santuñu ko mooy ñu tabax ci situ Kaaw Thiaroye benn tribunal de grande instance bu Pikine Guédiawaye boo xam ne dafay nekk un tribunal moderne conforme aux standards d'un grand tribunal de grande instance. ñu wax ci wàllu politique ak élection présidentielle yu atum 2019 daanaka ay weer rek moo ci des mu mel ni jamono ji ci parti APR ay xëccoo lañu ci nemmeeku ay xaxarante lu ni mel waral ba laaj yi samp mooy ni ndax du indil ay jafe-jafe ak i gàllankoor njiitum xew mi di le président Macky Sall kii di Abdourahmane Ndiaye di kenn ci ay conseil spécial am ne dara amu ca xaxarante boobee ak xëccoo bi la muy tekk mooy ni parti baa ngi dund te noonu la ko nit ñi war a déggee te it booloo gi war jëm ci tabaat njiitum xew mi di le président Macky Sall umpul kenn ci responsable yi nekk ci APR ak ci coalition Benno Bokk Yaakaar fekk na ab waxtaan bu yaatu ak suñu ndaw di Codé Ndiaye. Alliance pour la République di jànkoonteel ay jafe-jafe ci yenn ci ay gox fi ci Sénégal ñu nemmeeku ci gox yooyu ay ñàkk a déggoo ci diggante responsable yi nga xamante ne ni ñoom ñoo fare ci parti boobu lu ni mel nag di gën di fës gannaaw ba nga xamante ne ni lu yees benn at moom moo des ñu amal élection présidentielle bu 2019 responsable bi bokk ci boobule parti di xamle ni loolee dafay wane ni APR parti buy dund la. xam nga aussi dañoo structuré ci kaw mais structuré wuñu ci base bi. loolu rek war na mën a jaral ku nekk daal ni xëy na mën a. li tubaab bi wax ambition maanaam am yéene ak li tubaab bi wax prétention dama xamul ni ñu koy waxee prétention ci wolof maanaam yéene lu ëpp sa dayoo de du ñàkk ci nit ndax nit ku nekk ak nañ ko yare na mu yaroo fa mu jaar ak la mu jàng. du ñàkk waaye yëngu bi ngay dégg xiiroo beeg ngaayoo bi du dal lu dul parti bu nekk pouvoir parti bu massifié ba ku nekk bëgg ca dara parti buy dund parti ya dundul leader rek ngay dégg ñuy wax pour jéem a dundal. situation bu ni mel nag ndaxam mën na gàllankoor électorat bu njiiti réew mi responsable bi jàpp ni loolee mënta am benn gàllankoor ci élection présidentielle bi ñu dëgmal. li ñuy xëccoowuñ fa tey Macky Sall de du ñu candidat contre Macky Sall de waa Macky Sall lañu ñoom ñaar ñëpp wala ñoom ñett ñëpp wala alors li ci bon mooy ñu fexe ba jàppale Massamba pour dóor ko ci kaw Mademba waaw erreur la parce que Mademba dana ni kee ñee la jàppale man bokkatuma fa donc du ma ko yombalal yoon bi dañ leen waxtaan loolu dañ leen responsabiliser yamal leen parce que élection bi li ñu xam mooy ñoom Massamba Mademba ñiy xëccoo ñëpp ci ginnaaw Macky Sall lañ nekk. Parcelles Assainies Biscuiterie Kaolack muy yenn ci ay gox yoo xamante ne nii xaajaloo bi ci wàllu responsable yi fës na fa lool muy nag loo xamante ne nii boo moyul dana handicapé parti présidentiel bi ci élection présidentielle bi ñu dëgmal.
Fara Ndiaye ñu jëm ca Yëmbal Sud ñenn ci askanu fa dëkkee bootu ci ginnaaw coordonnateur départemental bii di Cheikh Gadio fësal ni gox baa ngi dund ndax lu aju ci wàllu mbënn mi doonatul luñ fa koy waxtaane ndax xeex nañu ko yeneen ci ay jumtukaay ñu ngi koy samp jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak éducation la mu jàpp mooy ni maire ba fa nekk ci kujje gi daanaka lu ëpp ca budget ba feeñagut ca taxawaay bi ñu war a am jëm ci seen gox boobee di Yëmbal Sud Cheikh Gadio ñu teewlu ay kàddoom. Population yi projet inondation yi réglé na problème boobu inondation amatul Yëmbal Sud ñu mayaale ñu suuf parce que kër yooyu nit ñi dem nañ kër yooyu état bi moo ko moom état bi su ko moomee ba pare daf koy jébbal ko mairie bi su ko jébbalee mairie bi moo ci am sañ-sañ bi mu ci am nag loi bi def ne kenn amul droit joxe suuf fekk defoo délibération loolu mooy lan mooy conseil municipal bi moo war a toog su toogee ba pare mu ne d'accord naa suuf si kat dañ koy jox diw suñu ne d'accord naa dañ koy jox diw ñu ne kayit boobu dañ koy jël jébbal ko préfet approuvé ko Yëmbal Sud nag ki fi ne mu ngi saaxe suuf si jaaru ko si conseil municipal jaaru ko si préfet kenn approuvé wu ko moom mooy bindal boppam arrêté te loi bi waxul loolu donc suñu suuf mu ngi koy maye di ci def lu ko si neex te tegu ko fenn na ko arrêté parce que suuf soofu dañ koy liggéey pour population yu Yëmbal Sud mu amal leen njëriñ ay aménagement la ay projet la war a doon moom lu ma mënul def incha allah président Macky Sall ak ñun ñii di ñëw pour 2019 danañ ko remplacer te danañ def projet yooyu bu mu yàq suufu Yëmbal Sud amu ci droit c'est du vol maa ko wax te bés bu mu ko weddee na ma porter plainte ma indil ko ay preuves. ngook di kàddu Cheikh Gadio di coordonnateur départemental Yëmbal Sud doon fësal taxawaayu seen gox boobee ak yenn ci ay taxawaay yu mu rafetluwul bàyyee ko ci maire gox ba nekk ci kujje gi ñu jëm ca Saint-Louis mouvement bi woowee seen bopp perspective Saint-Louis 2024 di jàppale jigéen ñi ngir ñu gën a mënal seen bopp ci di leen tàggat ngir ñuy soppandi li nga xam te ne mooy céréales locales yi ñoom jigéen ñi di ko rafetlu ne la ñu gën a soxla bokk na ci financement yu ñu jàpp ni daanaka doyut wala sax yegg seegul ca gox ya ñu ne ñu ànd ceeg suñu ndaw c'est Saint-Louis di Gambi Diagne. ci cappaandaw ga ay téeméer ay jigéen yi yeewoo fii ci diwaan Ndar daañu mën a nag demal seen bopp gannaaw ba ñu leen tàggatee ci naka la ñuy liggéey di soppali lenn ci ay meññeef. yokk xereñte jigéen ñi ci seen wàllu liggéey parce que nit ki il faut mu xam dara. c'est-à-dire il faut mu am métier te loolu dafa bokk ci li nga xam ne nii PSE bi daf ko junj ci axe 2 bi ñuy wax naan l'amélioration de la capacité des ressources humaines lépp lu xeetoog pepp maanaam ceeb ak mboq loolu lañ doon tey tàggat jigéen ñi naka lañ ko mën a soppalee ba njëriñ feeñ ci. boo amee ay homme de développement yu mel na ñoom Pape Samba Ndiaye ak ñi mu àndal liggéey ba rafet bi ñu koy def. donc ñun d'abord suñu sentiment mooy sentiment wu kontaante ak empare suñu ay félicitations ci turu Amadou Mansour Faye. mouvement perspective Saint-Louis 2024 doore woon ci ñi nga xamee ni ñooy GIE yooyu la ñu wutal leen ay këyit ñoom nag tey jii jàpp ni financement bi la ñu war a jublu. tey laaj nag ñu amit ay financement affaire financement yooyu itam accès gul bareegul fa daal. di la may toujours ñu jàngal la nooy nappe moo gën neex. président de la république mooy 40 milliards yi nga xam ne moom lay décaissé pour jàppale ndaw yi jàppale jigéen ñi pour que ñu am ci ay xëy yi nga xam ne moom la ñuy jàpp loolu nag bu ko président defee ñun ñi nga xam ne ñun ñooy démembrement yi nekk ci wetu nit ñi ñoo war a gën a mën a jàppale base bi pour que loolu ñoom ñi mën ci jot ci loolu. fii ci diwaanu Ndar nag ñoom seen wàllu bopp jàpp nii ñeent fukki milliards yi nga xamee ni président Macky Sall génnee na ko ngir financer projet yi ci réew mi war nañ cee góorgóorlu ba ñoom ñu war kaa mën a jot nu mu gën a gaawee. Gambi Diagne nguurug Sénégal fas yéene gën a dooleel diwlin bi nga xam te ne mooy bàyyeekoo si suñu gerte gi ci réew mi ñu ne at bu nekk bëgg nañu ci loole ñu produire lu war a jege 200 junni ci wàllu dëwlin at bu nekk jëwriñ ji moo ko xamle ñu dénk wàllu commerce ne daañu taxawal ab comité boo xam te ne liggéey mooy doon loole waa Sonacos si ñoom it fas yéene ci sóobu ngir gunge boobee mesure ñu jàpp ni la ko tax a jóg mooy fexe ba maanaam dëwlin bi ñuy jëfandikoo ci réew mi tey bàyyee ko ci gerte gi ñu gën ko dooleel ci réew mi ngir nit ñi ci yëngatu gën ci gis seen bopp Ajara Njaay
Sénégal dina jëfandikoo 200 junni tonnes ci juróom-benn téeméeri junni tonnes bu gerte ndogal bi la nag jëwriñ ji ñu dénk wàllum jënd ak jaay bëgg ci rek réew mi di jëfandikoo diwlinu gerte bi. Sénégal soo ko xaymaa ci 2017 bii ñu weesu atum 2017 indi nañ fi lu mat 200 000 tonnes dëwlin 200 000 tonnes dëwlin bu ñu ko xayma woon ci dëwlinu gerte yaakaar naa DG Sonacos ma ko wax sànq mën nañ ko méngale ak 600 000 tonnes gerte daanaka bu fekkoon dëwlin bi ñuy dundee Sénégal yépp muy 200 000 tonnes dañ ko jëlee woon ci gerte gi ñu béy ci réew mi daanaka 600 000 tonnes yi duñu sax laaj ndax dina jar am déet parce que consommé nañ ko ba pare. Sonacos taxaw temme ngir rek gunge bi lu mesure di bëral ay kàddoom ni doxale ni baykat yi rek moo ci ëpp solo. suñu payee 1,4 tonnes ay 4,5 millions de paysans pay ko loolu bu ñu leen seetaanee gerte googu des ci seen loxo alors que ñun ñoo ngi dem jëndi dëwlin ci yeneen réew bàyyi gerte gii ñu bay te mën ko soppi mu nekk dëwlin ñu lekk ko bu ko defee paysan bi day bay gerte gi ba pare du ci gis boppam loolu bu yàggee mbayum gerte ci boppam mooy jeex ci réew mi te loolu defe naa ni amul benn gouvernement bu koy seetaan. ci noonu waa ASCOSEN di artu ñi nga xam ni ñoo di acteurs yi ñu jël ay ndogal ci nu mu gën a gaawe lu jëm ci wàllum njëg li. qualité bi nga xam ne mooy huile d'arachide bi war a am ragal naa ne comité bi dina ci xalaat demandé nañ ko structure de prix dina ko indi bu boobaa ñun consommateur li ñuy laaj rek mooy ñu respecter seen engagement ci consommateur bi nekk Kédougou dana jot huile am te dana ko jot ci njëg gu yomb. ñu jàpp ni diwlinu palme bi moo ëpp ci marché bi ak diwlinu gerte gi jëwriñ ji nag jàpp ni mbir mi du tax li nga xam ni moo di sunu économie jëm ca kanam ci noonu ci mu fas yéene nag jël ay ndogal ànd ci ak ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllu wi ñu taxawal benn comité boo xamante ni dinañ xoolaat doxalinu marché bi ngir askan wi mën a jëfandikoo sunu diwlinu gerte bi. Ajara Ndiaye ndax xam ngeen lu ni mel mooy ni lu tollook 2,000 ak juróomi téeméer ci ay ndongo yu am seen lijaasa ci wàllu droit daanaka jamono ji amub xëy doon na lu leen të lu ni mel indil njàqare ñi nga xam ne ñu ngi jàng jamono ji te amaguñu lijaasa nekk ca faculté de droit ñoom sàkku ci nguuru Sénégal ñu taxaw ci indi ci ay saafara ci saafara yooye jàpp nañu système de formation bi war nañ cee mën a taxaw ngir ne bu ñu noppee ci tàggatu gi ñu gën a mën a amub xëy leeral yegg suñu ndaw di ci bi sax joni Sénégal réew mu ñu taamu lool ngir di fa jàngee at mu yàlla sàkk ay junni ndongo la ñuy orienté ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop rawatina faculté bu droit waaye ci boobee faculté sax néew na lool ñuy noppi seenuk njàng génn ci buntu bi ak seeni lijaasa tax ba ñi fay jàngee di jéem a caytu tolluwaayu mbir mi. presque liy dugg première année mën naa ne mën na 6 000 mais liy génn presque ay 500 lay doon. li ko waral mooy système bi moo autosélectif. réew bu Sénégal nag ñàkkum xëy mi ci ñi am seeni lijaasa ci wàllu yoon dafa xaw a bëri lool bu ñu sukkandikoo ci xayma yi ñu mujjee am 2,000 téeméer ci ñu am seeni lijaasa ñu ngi woy di wutum xëy. faculté bi daa am droit public ak droit privé te droit public ñoom vraiment li ñu leen di insérer bëriwul parce que ñoom concours rek lañ mën a duggee ci fonction publique. mais boo jëlee exemple droit privé ñoom mën nañ liggéey ci entreprise yi banques yi. nit ki su jàngee ba pare am diplôme en poste lu muy xaar mooy am ab xëy mais du jàng ba pare am sa diplôme dem togg sa kër nekk naan da ngay nelaw. ñu xool tolluwaay wi nag tax ba ñoom yile nag apprenti juriste ñu joxe nguur gi tey indi liy yaakaar ne moom mooy li mën a saafara mbir mi. nit ñi dañ see war a teel a jug jël ci ay matuwaay yu wér a wér nga xamante ne dina mën a tax loolu noonu. ñu mun ko wàññi bu baax a baax même fekkee mënuñu ko dindi lépp. te tamit jël concours yi maanaam augmenter nombre bi muy jël ci concours yi. mais je pense que système enseignement supérieur egg na foo xam ne il faut ñuy soppi
fexe ba diplômé de droit yi bu ñu génnee rek ñoom ñu am insertion. tolluwaay réew mi nag ci wàllu koom gi xëy na bokk na ci li tax nguur gi mënul jox liggéey ñi am seeni lijaasa ci wàllu droit at mu yàlla sàkk mu mel ni jot na ci ñu indi ay sopparti ci wàllu tàggat gi ngir ndongo bu mën a génn ak sa lijaasa daldi amum xëy. Jibi Saax Joni ca daara jooje la ñuy desandi bari na ci ay ndongo yoo xam te ni ki démb it ñu ngi doon amal ay yëngu-yëngal la ñuy sàkk mooy jote ci master bile ndax jàpp nañ ne critères yi ca war ñoom am nañu ko di ci joxoñ baram tuuma ki nga xam te ne mooy doyen faculté bi ñu jàpp ni moo leen xañ lu ni mel dañ ciy teewlu kàddu kenn ci ñoom Mamadou Yaya Ba lay wuyoo ci micro suñuy ndaw. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. bu ñu xaymaa département histoire ak espagnol mën nañu 250 étudiants yi nga xamante ne répondre nañ critères yi ñu bëgg leen dàkke tey ak sélection yi nu munti demee loolu moo dul yoon parce que nan la ñuy mën a sélectionner un étudiant qui a fait 5 ans ñu bëgg a exclure un étudiant qui a fait 4 ans te texte yi lu ñuy wax texte système LMD dañoo ne un étudiant qui a fait 4 ans 3 ans 5 ans est éligible devrait être sélectionné en master te ñun suñu département histoire cas bi c'est pas pareil parce que am na ay professeurs yu ñu nangu encadré y a même des professeurs qui ont signé des PV ñu ne dañuy encadrer plus de 20 voire 30 étudiants donc bu ñu defee loolu dinañ sélectionner étudiants yu répondre critères yi ñun loolu lañ demandé nous ne réclamons pas master pour tous du master pour tous la ñuy laaj mais master de droit master aussi bi nga xamante ni c'est positif yeneen département yëpp ay ñi def 5 ans 6 ans ñoo fa nekk di def cours ay master même suñu département mais ñun muy def 4 ans ñu bëgg ñoo exclure loolu moom du yoon donc nous sommes obligés de réagir ainsi. ginnaaw kàddu yooyee ñu wax ci mbirum accident de travail ci atum 2016 gis nañu li tolloog junni ak juróom-ñeenti téeméer lañu ca xayma di ay xibaar yu bàyyeekoo ci caisse de sécurité sociale waral ba ñoom ñu jàpp ni jot na ngi ñu taxawal ay comité ci bërëb yenn xeetu accident yi ñu cay nemmeeku yemuñu ca ñoom caisse de sécurité sociale di waajal li di semaine wala boog mois prévention africaine bu ñu fas yéene amal ñuy fësalit ni ñi nga xam te ñooy këru liggéeykaay waaye ñeneen ca ñoom it demuñu ñu des ñuy taskatu xibaar yi ñu jàpp ni rôle bu am solo la ñu mën a liggéey ci wàllu wu ni mel leeral yeeg suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. suñu sukkandikoo ci jàngatu bureau international du travail bés bu nekk ñetti junni nit dinañ faatu suñuy liggéey caisse de sécurité sociale muy firndeel ni que at bu jot li jëm ci wàllum prise en charge accident yu ñuy am suñu liggéey moo ngi tolloog ci ñetti milliards ci suñu koppar. 2016 comme ni ma ko waxee 1918 cas la ñu am ci dossier yi nga xam ne ñëw nañu am nañu ay gaañu wala feebar ci. liggéeykaay yi ñu ñëw indi seen dossier kees daal ni lii de ba ma kay fi ma dalee sama bërëbu liggéeyukaay la. limu accident yu ñuy def suñu liggéey yokk na prévention des risques moo ngi wane ni que ñëpp mën nañ cee dugal seen loxo surtout taskatu xibaar yi ndaxte ñoomee mën nañ tax ba nit ñi di gën di fagaru jaarale ko ci joxe ay xibaar yu leer ak it gën a ñaax askan wi ci lan mooy indi accident de travail yooyu. pour ñu sottante xalaat seet nan la ñuy gën a mën jàppante ci liggéey bi pour que fépp ku liggéeykat nekk fépp ku njaati gi nekk mu mën a xam lan mooy wareefam ak lan la mën a def ba mën a saafonteeg liggéeykat ci wér-gu-yaram ak kaaraange. këru liggéeykaay yu am lu ëpp juróom fukk liggéeykat ñoome dañoo war a tëral ab comité d'hygiène et de sécurité dina tax ba ñu gën a mën a fagaru ci risque yi am suñu liggéey ci këru liggéeykaay yi ci diiru mois de la prévention mois wu avril comité yi ci gën a ràññee dina leen neexal jaarale ko ci ab concours. accident du travail et ñu ngi ci 4e édition bon ren ubbi nañ ko di jéem a xayma ñi nga xam ne ñi wax dëgg yàlla xarañ nañu ci mbirum prévention ci mbirum aussi développer comité d'hygiène et de santé au travail. comité d'hygiène yi nekk ci këru liggéeykaay yi ñoom am nañ fii ba fukki fan ak ñaar ci weeru avril ngir mën a inscrire bokk ci jongante gi li ni mel nag caisse de sécurité sociale da ko def ngir gën a mën a ñaax këru liggéeykaay yi ñi taxawal comité yi le ndax ci téeméeri këru liggéeykaay juróom-ñaar yi rek ñoo ko tëral te mën naa wàññi bu baax li mu accident yi ñu am suñu liggéey. mu ngoog nekkoon waa caisse de sécurité sociale nekk ci wàccaay mois
de la prévention africaine li mu ñi loolu ci accident de travail ci atum 2016 ci li ñu fësal ñoom toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer waral ba ñu jàpp ni faa ñu taxawal ay comité yoo xam ne daañu mën a jàppale ñi nga xam ñooy liggéey ci ñu gën a fàggandiku ci loole ñu wax ci leneen maa ngi leen ko doon junj ci ndorteel bi di ab romancier di wuyoo ci turu Cheikh Sidi Bouya Mbaye génne ab téere bu mu dippee guddi gi yàgg maanaam une longue nuit moom nag daanaka dafa silmaxa mbir yi da ko dab ci atum 1990 lu ni mel moo tax sax ba mu ñàkk liggéeyam ca APIX ginnaaw gi ci la taxaw ngir jàppale ñi nga xamante ni dañoo amee laagu xeex ngir lépp luy seen àq ak seen yelleef ñu mën ca jotee daje na ak Mansour Sow xëy na di ngeen ko mën a am sunu xibaar yi ngoon yi lay doon bu juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu ñu songu pàcc bu mujj ci xibaar yi yëglekaay yi la Modou Mbacke ñaa leen ci àndal. yëglekaay yi xëy di génn ñoom ñëpp ñoo xëy mbirum Aïda Ndiongo laas ni wax ja jeex na Aïda Ndiongo day yoon teggi na ko loxo moom ak alalam yëglekaay bi ni ginnaaw ñeenti at yoo xamante ni bi CREI toog na loxo Aïda Ndiongo ak alalam jàpp ko def ci kaso bi Aïda Ndiongo feebar fi procureur ni woon fii Aïda Ndiongo dafa rënk ci banque yi lu ëpp 47 milliards francs CFA tey ji Aïda Ndiongo moomee am na no lieu maanaam CREI du ko toppati lenn ca itam alalam ji nga xamante ni bii yoon da koo tegoon loxo dañ koy delloo Aïda Ndiongo yëglekaay bi ni mbaadu ña waxoon ni CREI doxul ci yoon dañoo am dëgg ndax nag bu fekkente ni ñeenti atu yàlla nga koy topp nit def ko ci kaso bi mu feebar alalam tasaaroo nga xëy bàyyi ko ñi waxoon ni CREI ni muy doxe dëppool ak dëgg politique moo ko lal am na dëgg tey ci kaw Macky Sall ak nguuram vox pop ni mooy dëgg Aïda Ndiongo day am na noo liyam yëglekaay bi ni li jaaxal ñëpp mooy ñeenti atu topp yoo xamante ni bii attekaay ba nga topp Aïda Ndiongo nangu alalam Aïda Ndiongo feebar fi ba ay bokkam commencé woon di tiit ci moom tey jii nag ñu xëy ni dañu koy bàyyi mu dellu ci ay bokkam delloo ko alalam ji yoon tegoon loxo lii mooy firndeel ni day kàddu yi Serigne Bassirou Guèye waxoon ne Aïda Ndiongo am na 47 milliards francs CFA ci ay banque lu ni mel kon lu aja xolaat lam les économies wiiri wiiri jaari ndaari dëgg rek mooy dëgg lu nekk dëgg ay caaxaan la Aïda Ndiongo mi nga xam te ne bi yàgg na am alal depuis 1974 mi ngi liggéey ñu ko doon tuumaal alal ju sakkan ju mu am ca léwul tey loolu lépp tees nam ndax gis nañu ni Aïda Ndiongo CREI nee na amutu dara lu mu koy toppem nanu ko bàyyi mu dellu ci ay bokkam waaye nanu ko delloo alalam les économies lii rek day mooy mën a am jàmm am ceyit nag dëgg rek mooy mujjum direct fa tam jaar ci wàllu guddi mel xëy siq waxtaan ak Aïda Ndiongo yëglekaay bi ni Aïda Ndiongo day ginnaaw bi mu amee noonu lieu Aïda Ndiongo kàddu yu njëkk mooy lii lu mën woon a ñàkk sama dundulam waaye nag baal naa ñëpp jéggal naa ñëpp enquête moom ni fi ñukk Aïda Ndiongo wax ci mbirum Macky Sall ak waa partem yëglekaay bi ne dëgg la coow li bari na am Macky indi Macky jàngi lëmb réew mi waaye it Macky bëgg am deuxième mandat élection présidentielle yëglekaay bi ne Macky day na am lu ko leer ni ñami jàkkaarlool du waa opposition bi dongum waaye ñami jàkkaarlool dëggum ñooy ñi nekk ci biir partem ci ànd ak xol bu jeex lool yëglekaay bi ni xoolal maître Alioune Badara Cissé li nga xamante ni bii ña ngi ko teg à côté ma nga mer ba futu waaye tamit Aminata Touré moom itam envoyé spécial président Sall moom it ma nga mer lool yëglekaay bi ni ak ñi mel ni ñoom day lii metti Macky Sall ñoo ko nar a teg Le Quotidien moom njàng maa ko ñor yëglekaay bi ni tal bu të boy ëppal ci bépp boor Serigne Mbaye Thiam jaaxle na ci ana ban garab mooy faj feebaru njàngum Sénégal yëglekaay bi ni Serigne Mbaye Thiam de dafa talal loxo jàngalekat yi nan leen nañu ànd ak dal waaye jàngalekat yi dañoo fel loxoom ni ko li tax dal am ci njàng mi mooy na nguur gi sàmmi kàddoom ndax gor ca wax ja ca it digge bor la état Sénégal moo ko signé woon 2014 ba léegi deful dara luy tax ba jàmm am accord yi signé woon na ko état def li moo tax jàmm am ñu jàngalekat yi tontu Serigne Mbaye Thiam. L'Observateur fële ci benn wàll yëglekaay bi ni coow la ca Kër Massar jeexagul ginnaaw ab mandikat bu fa faat doomam bu góor bu am juróomi at yëglekaay bi xëy seq waxtaan ak yaayu xale bu góor bi ndemu si yàlla si lalla firi beni sama xol jeex kon li muy jëfandikoo mu koy tàqaleeg sagom moo tax mu jàpp sunu doom bii ñu am muy doom bu góor far ko ci anam gu dee waar
am naa naqaru xol dëgg yëglekaay ba ne Libération xëy ci ñu am naqaru xol mooy Sénégal yi nekk ci Italie rawatina waa Florence yëglekaay bi nee na ab italien moo yëkkati pistolet dóor bal ab sénégalais di Idi Dieng yëglekaay bi ni du benn bal dong de juróom benn bal la ko fëgg ba Idi Dieng daanu ñàkk ba kanam fi saasem yëglekaay bi ni sénégalais ya fa nekk ñu génn ci mbedd mi yëngu-yëngal wane seen naqaru xol na nañu lii ëpp na ca ñaaw na ndax nag dem daan sa doole ñu lay fëgg ay sox ba nga ñaax sa bakkan lii ëpp na ñu ngi sàkku état Sénégal réagir na mu gën a gaawee ngir nag yoon def liggéeyam ba yoon teg daan yu metti ci def njombe gu ni mel. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Modou Mbacké Niang ci yëglekaay ñu xëyandoog ñun ni ki tey doon ponk mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu leen di jaajëfal mbokki ci teewlu bi di ci jaajëfal techniciens yi ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm ba nag taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalifa Serigne Saliou Mbacké ibn Cheikhul Khadim Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir porte-parole xalifa général des Mourides Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou borom xalima gi guide moral daayira Riyadou Salihine ak mboolem daayira yi ci aju ñoo am mbégte di leen yëgal bésub sant Serigne Saliou bi ñuy amal at mu nekk ren ñu jàpp ko dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2018 ca stade Marius Ndiaye fii ci Ndakaaru muy 10e édition bi di bésub sant Serigne Saliou bésub alxuraanul karim ñu darajale ko Mame Diarra Bousso borom Porokhane ci teewaayu njabootug Serigne Saliou yépp ak ci teewaayu Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou soxna Khadim Bara Mbacké bintu Serigne Bara Mbacké ibnu Cheikhul Khadim ci teewaayu fédération daayira Mame Diarra yi ci njiital Serigne Bassirou Gueye di foncé Serigne Ousseynou Kane moom Serigne Saliou Mbacké surtout Serigne Makhali Kat di ko yëgal njiitu réew mi président Macky Sall soxnaam mboolem gouvernement bi dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2018 ca stade Marius Ndiaye dinañu fa jàng juróom-benn fukk ak juróom-benn kaamil muy 66 li mu Allahu ñaanal ci Serigne Sidil Makhtar Mbacké mboolem kilifa yu wàcc liggéey ak mboolem way dawlu yi programme bi 9h ba 14h njàngum alxuraan ak i xasida 14h bernde 15h ba 19h ay waxtaan ak i borom xam-xam yu mag ci taxawaayu Mame Diarra Bousso ci société bi ak Serigne Saliou Mbacké ak alxuraanul karim 19h ñu ñaanal mbooloo